asalaamaaleykum waa àdduna ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey maa ngi fi nekk Castor bi ma ñëwee Castor ma ñëw fii AFDL ku ne xam ne ñu ngi ci mois de mars te mois de mars dañ ne c'est pour les femmes pour jigéen ñi la maa ngi fi nag maa ngi fi fekk benn soxna xamaguma turam xamaguma santam xamaguma ci li may liggéey Adja maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. yow yaay kan. man la Khadijatou Sène. présidente association des femmes pour le développement local. Qu'est-ce que ça veut dire femmes pour le développement local. waaw moom maanaam mooy ay jigéen yu daje nga xam ne seen objectif mooy soqali seen gox. waaw loolu mooy AFDL. nee na AFDL mooy jigéen ñi nekk porte seen gox ça fait de la politique ou pas. waaw politique ak développement ñoo bokk. parce que jamono bi ñu toll tey. jigéen ñi bu ñu bëggee nekk ci instance de décision yi. faaw ñu def politique. donc dama diriger association de développement. ñaata at mais aussi ma diriger benn mouvement citoyen bu tudd mouvement d'action et de contribution citoyenne. boobu ñaata at nga ko diriger. waaw AFDL ñu ngi ko sanc 2009. août 2009. donc boo xoolee boobu ba léegi. def na 12 ans wala 13e année. waaw. ba tey kooku mooy nee na moom mooy Khadijatou Sène présidente des femmes AFDL yow léegi loolu lan moo ko wundu ak lu waral nga def association ba nekk présidente bi. waaw présidente bi nag moom dañ ma ko def. on a voté. en fait dañ ma imposer comme présidente. je m'explique en 2009. man dama gis jigéen ñi ni ñu toogee. ma ne dama leen di dajale. dajale leen pour ñoom ñu jéem a seet nan la ñuy suqalee seen gox. waaye ci biir réunion bi. ñoom ñëpp dañu d'accord à l'unanimité ne kenn duñu jiite ku dul yow. donc man noonu laa nekkee présidente du loo xam ne dama ko wut wala dara ñoom ñoo bëgg ma nekk seen présidente. xam nga présidente dafa diis. parfois y a des votes. am na ay vote sanction am na ñoo xam dañ lay gis nga neex leen pour nga nekk président on n'a pas voté pour jox la kii wala. c'est que bi ñuy créer association bi. man créé wu ma pour nekk présidente. dama créé pour jigéen ñi mën a soqali seen gox. mais bi ñu xoolee ba mën na leen kan moo bëgg a nekk présidente association bi. ñoom ñëpp dañ ne kenn du fi nekk présidente ku dul yow. ndax yow mi dem woo jigéen ñëpp yow lañ bëgg nga jiite ñu ndax kuy fédéré nga. donc noonu laa nekkee présidente association bi. léegi association ñaata membre ñoo ci nekk. fi ñu toll nii ñu ngi ci 128 membres yoo xam ne. ay jigéen la. ñëpp. donc waaw ay jigéen lañu. donc 80% yi nag. ngi dëkk ci commune bi. commune Dieuppeul Derklé maanaam Dieuppeul Derklé Castor. ba Liberté 5 ba Liberté 3. waaw. léegi xam nga bët moom kenn mënu ko teree xool ak bakken. ak bakken kenn mënu ko teree xeeñtu bi ma ñëwee sax dafa mel ni maa ngi gis benn calebasse. maa ngi gis jigéen ñaa ngi toog. ñu ngi joxe xaalis loolu lan la. waaw lii ñu ngi koy tuddee ASEC. maanaam benn ONG lañ ñu booleel. boo xam ne dafa liggéeyaat bu baax li ñu naan avec yeeg et cetera calebasse. lii c'est beaucoup plus professionnel. donc ñu am ci ñetti ASEC boo xam ne ASEC 1 ASEC 2 ASEC 3 nga xam ne bu nekk 30 femmes lay def. qu'est-ce que ça veut dire ASEC 1 ASEC 2 ASEC 3 parce que sama laaj lool il faut que ñuy leeral. parce que tey am na ay femmes yu ma gis. ñu am nañ ay calebasse. am nañ ceci am nañ cela léegi yow da nga ma wax ne ASEC 1 ASEC 2 ASEC 3. nga ne am na ay 30 femmes yu ko yore. qu'est-ce que ça veut dire ASEC yooyu. en fait ASEC mooy nan la ñuy def ba communauté jigéen. boo xam ne dañuy daje. semaine bu nekk benn yoon ci semaine bi di jënd ay part am ay carnet part bi mu ngi lay dikkee 1000 francs ngay ñëw chaque semaine chaque jeudi. fii boo ñëwee day fees del chaque jeudi femme bu nekk boo amee 2000 nga dënd ñaari part boo amee 5000 mais doo dépasser 5 part ba pare day am caisse de solidarité. part en fait part mooy. xam nga su ma la gis loolu épargne. comme dañu pour ñu leeral. waaw parce que parfois femmes yi toog wax noonu rek mais du leer ci boppu nit ñi waaw. part mooy épargne maanaam dañu créer caisse. yow chaque semaine da ngay ñëw. nga cotiser nga joxe épargne sa caisse la yaa ko moom. da nga ciy dugal sa xaalis. nga dugal ci boo amee 1000 francs nga dugal ci boo amee 2000 ba 5000. daf la koy dencal. caisse gi dencal la ko.
première semaine bi nga def ko. deuxième semaine bi nga def ko troisième ba quatrième semaine bi. boo ko defee. dañuy toog ñu ne ñan ñoo bëgg ñu lebal leen. ñu ne 3-4 personnes bëgg nañ ñu lebal leen. ci paar yooyu ci paaru ñëpp. ñu jël ñu ne la yow ñaata nga cotisé gum ñu xool ci carnet bi ñu ne 20 000. ñu jël 20 000 yu multiplier ko par 3 muy 60 000 ñu ne la lebal nañ la 60 000. ah bon nga fay ko ci 3 mois. tey da ngeen fekkee. déglu leen bu baax. paar yi dama bëgg Sénégal di dégg parce que li muy wax c'est très important parce que tout le temps ñu ngi wax avec man damay dem ci yu mel nii avec yi calebasse yi mel ne da ngay jënd part comme actionnaire la daal moo bëgg a wax. action fii bourse la da ngay jënd ay action tey. may leen loxo loolu. waaw tey boo jëndee tey ay action tey da ngeen fekkee bés bu am solo. ndax lii ASEC 2 la tudd bii mooy. bu dee groupe 2 bi kon su ma ñëwoon démb dina jeudi. boo ñëwoon jeudi da nga fiy fekk ñoom ñett ñëpp lu tax nga fekk fi ñii tey. dafa def 1 an. dañu war a tijji kees gi. boo xoolee ci tableau bii. tableau bi dafa lay expliquer daf la ne répartition du capital ASEC 2. total solidarité maanaam 200 yi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koy joxe. dem na ba 213 300. mais li ñu dajale ci at mi yëpp 3 369 100 francs la moo nekk. fii xaalis boobu mu ngi fii ñu ngi koy séddoo. léegi dégguma xaaral xool leen Sénégal xool leen àddina xool leen mu ngi nii xëy na jàng naa répartition des capitaux total solidarité total épargne mooy ñaata. 3 369 000 francs. 3 millions yi nag moo xaw a jaaxal sama bopp. total départ ana xaalis bi. xaalis baa ngi nii tege jigéen ñaa ngi nii ñoo bokk ci ASEC 2 ñoo ko nar a séddoo. ana xaalis bi. mu ngi nii ci ñoom. xam nga lii lu muy andi dama bëgg rek nga may ma 2 minutes. ma wax la parce que Sénégal dafa am ay SFD. service financier décentralisé yoo xam ne jigéen ñi ñu ngi dem di fa leb. je n'ai rien contre les mutuelles. dëgg la mais nit ki dafay leb ba pare elle s'appauvrit. dëgguma la yàlla bu la yàlla dog soo gisee ñu jël 8 mars jagale ko jigéen ñi man ma taamu ko ñu bëri kii xam na ci dara ñu ngi may woo kaay defoon 8 mars mais 8 mars bu njëkk ba dañ daan gaare ay oto def si jigéen ñi jox leen ay tenue ñu dem di tàccu ñu ñibbi si waat mais yéen AFDL yéen bu ñuy wax 8 mars yéen a ko waral parce que man gis naa jigéen ñoo xam ne seeni jëkkër bàyyi nañ leen sax ndax liñ demoon di lebi je n'ai rien contre les kii du ma wax seen tur parce que dañoo pub mais ngeen def lii seen koñ bokk ko ak seen présidente waaye yéen kii xanaa kon mën na nekk seen présidente débat président continuer. donc boo xoolee loolu day perdre sa dignité jigéen. ndax da ngay dem leb am soxla parce que jigéen moom mooy médecin ci kër gi. mooy éducatrice. moom lu ci bëri dépense bi génneewu ci loxoom. buñ la joxee prêt nga dem lijjanti ci loolu. suba ñu ñëw fekk la sa kër presque toroxal lay doon. c'est ça alors que fii li ngay épargner ak li ñu lay lebal yépp yaa ko moom. intérêt yi après même bu dee 1000 francs dina yokk ci sa xaalis wala 2000 francs. donc li ngay dugal lu tax jigéen ñi sawar ci. kees gi. lu mu métti métti ñoom ñoo ko moom. donc tey mu ngi nii dafa neex dañuy séddoowaat seen xaalis ba mu jeex tàkk jeudi prochain ñu commencé beneen cycle. waa léegi 3 millions yooyu ñoom boo leen ko joxee nuñ koy def ah non 3 millions c'est autre chose fi réew mi toll léegi soo leen ko joxee xam nga dañuy jigéen dañu mën a yàq dañuy jël 3 millions ngeen séddoo ko def ci loo xam yow noo dundee ak ñoom ak noo dundee ak ñoom ci loo ak noo leen di conseillé. xam nga li manqué Sénégal mooy. financement ba pare suivi. suivi financement. maanaam nit ki boo renforcer capacité ba pare. former ko. te jigéen am na fu muy toll mënoo ko defloo formation bu metti formation boo xam ne même bu toogee këram mën na liggéey. boo ko formé ba pare da nga koy financer. microfinancement mooy yii ñuy def nii. mais bu ñu paree da nga koy suivre di ko nemmeeku xool ci lan la nekk ndax mu ngi toppatoo xaalis ba mu déet. ñu def loo leen benn diagnostic ne leen. bénéfice bokkul ak capital. tey mën nga am 500000 foog ne am nga xaalis déedéet. 500000 boobu wala 200000 boobu nga am. loolu sa capital la. roulement la fonds de roulement. da nga ko war a génnee. état dugal na ci loxoom wala. non état dugalagu ci loxoom. première dame. ñu ngi oo première dame. di oo ministre de la femme. ne leen liggéey bi. bu ñu bëggee jigéen ñi. jëm kanam. nañu dem saytu association yi dem ci gox goxaan yi. jigéen ñi ñu ngi
liggéey. ñu ngi góorgóorlu pour l'autonomisation de la femme bii nga xam ne. ñoom Awa Gueye Kébé ñoom Aminata Mbengue Ndiaye moom la ñu doon woote. donc ñu bëgg ministre de la femme tey wala première dame. na gën a matérialiser loolu ndax liggéey bi mu ngi ci base bi. xam nga weer bi yëpp dama fi ñëwaat du tey weer bi yëpp mois de mars bi c'est pour les femmes. léegi dama bëgg a interroger Adja maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. noo tudd. Ndeye Diallo. yow ci association bi nga bokk. waaw si laa bokk. kañ nga ci dugg. waaw yàgg naa si de parce que defuma ñaari at. sa xaalis fi ñu koy def wóor na. wóor na bu baax a baax macha allah. noonu nu mu demee noonu ak xaalis nu mu neexee ci xol ngeen di jëre di ko joxe ni moom mu toog di làkk ay fëdax lu mu nga ko dund. non xaalis bi ñu joxe ñu ngi siy liggéey te ñu ngi siy gis suñu bopp macha allah. léegi damay laaj yow ak sa jigéen ak ku ne xam ne yor jigéen nu mu méttee. yor nga ne yow ñaata personnes ay 100 et quelques femmes xëy na góor ñi bëri nañ bëriwuñu ak fi réew mi toll xaalis nu mu neexee doo ci am ay jafe-jafe. jafe-jafe bi ñun dañoo yar suñu bopp. parce que dañu naan gaynde bu ko bukki yabee rek ca doxin wala. lépp dañ koy def ci transparence. tu es de Dakar. waaw Dakar laa dëkk. Castor laa dëkk. juddoo Thiès. waaye màggee Dakar Njaay gii doon séeréer ak pël. allez-y continue. voilà donc. jafe-jafe yi. gaynde bu ko bukki yabee ca doxin wala. dafa am doxin boo xam ne. nit ki moom la war a doxalee. mu am transparence te gouverner c'est délégué. maanaam ku nekk fii am na looy def. waaw parce que yow yaay présidente mais benn lam la du yëngu yow moo def lépp. am nga bay liggéey léegi war na am caissière am secrétaire am yooyu yëpp. am nañu trésorière. am nañu secrétaire général. mais xaalis bii nga gis xaalis bi yëpp ay bureau la. xaalis bi présidente bi mu ngi toog. secrétaire général bi mu ngi toog. trésorière baa ngi toog. ñett ñi yor caabi kees gi ñu ngi toog. ñaari compteuse yi ñu ngi toog. li am fii moo am ASEC 1 am ASEC 2 lu tax nga gis ma fi ma toog tey. c'est parce que tey dañu war a tijji kees gi moo tax ma toog. mais dama fa gis ay machine dañuy togg dañuy ñëw wala leneen. fii dañuy togg. mooy AFDL cuisine. di jaay. di jaay. société yu bëri yoo gis mu nekk ci avenue Bourguiba bi. ñun ñoo leen di toggal. macha allah mooy AFDL cuisine. ñu am AFDL couture. am ay machine di ñaw. di jaay. mais aussi am clientèle boo xam ne day ñëw fii. am nañ AFDL éducation. maanaam doom yi nga xam ne moom ñooy doomu membre yi. ak ñeneen. dañ fiy jàng dañuy ñëw di fi jàng. école def nañ fi sax cours de vacances boo xam ne c'était gratuit. am nañ AFDL formation. maanaam def transformation fruits et légumes. yenn savon eau de javel et cetera. am nañ fi donc AFDL formation. am nañ fi logistique ndax dañu am matériel boo xam ne ngi ci kaw. ndax fii nga ñëw fii mooy maison de la femme. waaw maison de la femme yéen a ko moom yéen a AFD yéen a ko tabax moom ka wala sous location ngeen ne. wala état moo leen ko jox wala. xam nga loo gis rek dañuy nit du fermé wu. dañu ouvrir ba am benn partenaire boo xam ne. moo ñu jàppale pour ñu am kër gi. muy ay femmes chef d'entreprise ak directrice yu nekk Espagne Bilbao. ñoom ñoo ñu appuyer ba ñu am suñu kër ba ñu jënd ay machine jënd logistique pour ñu mën a demal suñu bopp. te man jàpp naa ne ci analyse bi ma def. jigéen ñi fii ñu ngi demal seen bopp. man boo xoolee 17 heures laay wàcc. des fois ma wàccee sax damay ñibbi sama kër. mais la maison continue de rouler. et c'est très important. mais soo fi nekkulee qui est là. nous avons maintenant un deuxième bureau de 3 membres. yoo xam ne tout ce qui touche à la maison. je parle même pas du bureau de l'association. mais tout ce qui touche à la maison. boo taxawee ci buntu kër gi ba ngay dugg ci biir ba ci logistique ba ci propreté kër gi. ba ci jaar yoon kër gi nan la war a doxee ñoom ñoo koy lijjanti. donc tout est au point. lu nekk fa nga war a nekk yaa ngi fay nekk te lu am solo. c'est une maison no stress. man dafa mel ni seenoon naa leen ngeen conférence su ma juumulee. AFDL conférence nañ joxe ngeen ay enveloppe où est l'argent. très bien def nañu conférence muy suñu 3e édition conférence.
bi ñu defee suñu conférence ba pare am nañu ay enveloppe enveloppe yi bu ñu ñëwee ñaari nit lañ joxoon ñu ko doon recensé bi ñu ci paree toog nañu fii compter xaalis ba fa mu toll ak dépense ba lañ ca def la ca des ñu jël ko jébbal ko trésorière ba mu def ko ci kees mu denc ko 3 millions yi anamu. mais 3 millions yi laaj ko présidente mu ngi nii ñuy séddale. où est la présidente. ASEC 2. ASEC 2. ngoone yu ma ngi noonu. moo puus non non ba tey xaaral ba tey rek maa ngi fii ci maison AFDEL ma fekk fii seen présidente Ndeye Khady Sène gis nga li mu wax li mu wax wóor na neex naa dégg te ay membre am ñu ngi toog te ku xool ñi xam ne kenn naxul leen Ndeye Khady naxul leen kii mooy seen trésorier madame maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax maa ngi lay fay man maay présidente ASEC 2 waaw fi mu nekk daal. kon yaa yor xaalis. non xaalis bi moom man mi sama loxo ak secrétaire bi waaw ñun daal ñooy lijjanti pour joxe daal. yow sa présidente li mu wax noo ko gisee. li mu wax lépp am na te ñun tam am nañ confiance ci moom daal parce que moom mi ngi ñuy jàppale ci côté yëpp franchement mi ngi ñuy jàppale te suñu xaalis bi moom xoolu ci dara bëggu ci dara. kon moom doy na leen daal doy na leen. bien sûr doy nañu ba mu ñu doyoo tey depuis 2009 ñu wax moom. xanaa buñ koo àndal 2009 doo changé amul vote wala moom doy na leen seen xaalis fi ñu ko def daal wóor na. ñun ciment la ñu benn yoon la ñuy tooy. waxu olof la wax ma. ma ne wóor na fi ñu koy teg wóor na te xam naa dërëm du ci manqué ku ci nekk moom li ñu ci dugal dinañ la ko jox. mais 3 millions xanaa di ngeen ma ci may. yow léegi association bi ak liggéey ak kër gi noo ko mën a yore. c'est un savant dosage xaw ma nan lañ koy tuddee ndax jigéen boo gis. jigéen la d'abord. ndax dafa am maa ngi koy barki démb. moom benn penseur bu mag jigéen la. ci àdduna bi ñu naan ko Simone de Beauvoir. mu ne on ne naît pas femme on le devient. maanaam kenn du juddu doon jigéen da nga koy doon. jigéen garaat la ñun dafa am loo xam ne yàlla moo ñu ko jagleel. ñuy jigéen war a yor kër gi. war a génn dem liggéeyi. war a taxaw aussi taxawaayu jigéen. ci kër gi je pense que yooyu yëpp. organisation rek moo la koy may. parce que doo def benn bi. nga bàyyi beneen bi. boo ko defee rek di nga gis mu am benn bu ci soxe. jigéen bi nga xam ne mu ngi nekk femme au foyer. man dama jàpp ne mën na génn politique. mën na nekk ci développement. di jaay ak leneen ak leneen. ça dépend rek moom ni muy organiser vie am. mais aussi munoo nekk jigéen rek nga ne damay toog ci kër gi rek. di togg ko yëkk baax na torop nag. am na ñu koy def ñu ngi leen di gërëm di leen sant mais bu ñu xawoon jóg tuuti rek parce que li koy andi mooy dañoo bëgg autonomie de la femme autonomisation de la femme. ñu toog bu leen génne bàyyi la ñu toog bu leen génne. oustaz ne bu leen génne ñu toog bàyyi la ñu toog bu leen génne. ñan si. ñi ci kër gi bu leen génne bàyyi la ñu toog. nañu waaw parce que xam nga lu tax ma wax loolu. ki ngay laaj booy laaj sa borom kër chaque jour à un moment donné sax xam nga dina baax. des fois sax nga am loo xam ne yow yaa koy jël sax nga yokk ko ci kër ga. xam nga day baax te loolu yàqul dara. dëgg la gis sa am sa koko dem defar sa koko jaay même mën nga ko jaay ci biir kër gi. wala nga yóbbu ko ci bitig bi ñu jaayal la. mais nit ki nga xam ne moom day jóg rek dem marché ñëw toog bu xale bi feebaree te sa borom kër yorul xaalis nag. waroo woon denc benn 5000 benn 6000 boo xam mën ngaa dem ci Gaspard Camara bi nga seet noo ko jàppalee. je pense que loolu aussi dafa bokk. ndax couple boo gis ñaari nit la. jàppalante la wegante la dimbalante la. ak njaboot ngeen seq nag. tu fais de la politique. oui et je l'assume je suis une femme politique. tu es avec qui. je suis présidente du mouvement MAC mais maa ngi liggéey ak directeur port bi yor mouvement bu ñu naan génération Sénégal émergent di diriger coalition Benno Bokk Yaakaar. comment il s'appelle ma ànd ak moom di liggéey muy Aboubacar Sédikh Bèye. mais moom dafa moo nekkoon commune moo doon bëgg a jël jëppal Derklé. waaw mais dafa mel dafa daanu lu tax mu daanu. man jàpp naa ne Aboubacar Sédikh Bèye is original mayor. c'est-à-dire c'est le vrai maire. c'est le maire original de la commune de Dieuppeul-Derklé. de passage ñuy nuyu le directeur général du port monsieur Babacar Sédikh Bèye un homme jovial un homme poli un homme correct yaru baax li ko ñëpp di waxal
mu nit ku yaru mu nit ku baax nit ku correct nit ku xam fu mu teg tànkam dafa am sama benn tante boo xam naan dafa wax naan dafa yiw di moo tax ma bëgg ko te su may dem wote ji xale yi di ma téye mais dafa yiw Adja luy tàggoo. di leen gërëm déjà si fi ngeen ñu fekk fii ci biir liggéey bi ñu ngi fii suba ngoon guddeeg bëccëg jigéen ñi ñu ngi daan seen doole parce que jigéen ñi dañu am pourcentage boo xam ne dañ ko nekk en population ci Sénégal jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi mais jigéen c'est le sexe faible jigéen il faut que ñu jàppale ko pour mu mën a gën a avancer pour mu am autonomie ñu jéem ko former jéem ko jàppale daal ci tous les points te loolu dañ ci gën a woo le chef de l'État di ci woo la première dame di ci woo ministre de la femme ak bépp structure wala ONG boo xam ne mu ngi yëngu ci mbirum jigéen donc ñu leen ci woo ne leen bu ñu bëggee suñu Sénégal bi jëm kanam il faut que ñu jàppale jigéen ñi mais ma bëggoon def nag benn clin d'œil en ce qui concerne la parité. Parité c'est extrêmement important. xam nga liñ ciy wax yëpp bari na te parité fu ñu toll nii dafa nekk parité sur les listes électives maanaam ci élection. ñu jàpp ne Sénégal nag dañoo jóge ci ay élections locales mais élections locales yi nag am na loo xam ne neexuñu ci. maanaam maire bi bu fekkee góor la. premier adjoint bi topp ci moom jigéen la war a doon loolu mooy parité c'est vrai que loi boo gis interprétation la parce que ñu ngi naan bu ñu falee maire directement ndax loolu moo am léegi bureau municipal bi ci topp foofu lañ war a commencer parité man dama ne non parce que le maire fait partie du bureau municipal donc quand le maire est un homme le suivant c'est le premier adjoint doit être une femme te loolu c'est un combat boo xam ne jigéen ñi man je pense que ñu ngi ciy dox mais nañ ci gën a liggéey pour que même le bureau de l'Assemblée nationale parce que ñu ngi jëm ci ay élections législatives que le bureau soit un bureau vraiment bu respecter la parité voilà je pense que loolu bëggoon naa ko ci yokk tuuti di soññu ñëpp di leen souhaiter une bonne fête de 8 mars et que la fête soit belle. Merci beaucoup. jërëjëf Adja Ndeye Khadijatou Sène bu Babacar Sadikh DG Port ma koy nuyuwaat nag xam naa su ma ko nuyoo moom xol bi day sedd loolu la li laa indiloon tey fii ci 8 mars bi fii ci AFDL maison bi nekk Castor ma fekk fi membre yi fekk naa fi tam 3 millions mais gisuma xaalis ba tey dégg naa ko rek mais wanaguñ ma ko te bëggoon naa ñu war ma ko ma compter ko pour su ma dee ma wax li ma fa jële woon mais wan nañ ma trésorier wan nañ ma présidente wax nañ ay ASEC mais j'ai pas vu les CFA may nuyuwaat ñëpp di la gërëm di la sant mais nag point ma def benn clin d'œil sama cher daf fi nekk Ndeye Amy Gassama ndaxte nee naa ku nekk ci li nga ne ngay baax sama rakk di sëy ak frère am macha allah ma leen yu baax Gassama Dia ndax soo lu ñu sama rakk ji di nuyu sama yaay doom ji toog nga xam ne sama doom moom moo jël sama doom yaayoo ko di nuyu nag bu baax Khadijatou Sène nga xamante ne moom dama ko ne yow loo nekk rek war naa ci nekk ndax waxoon na ne sama waroon waxtaan seen 8 mars bi après mu ne waxtaan bi amatul di leen nuyu bu baax waa AFDL l'état je parle AFDL mi ngi nii ñu ngi Castor ku xam ay y a que des femmes jigéen ñi ñooy des femmes braves nee naa leen dugatuleen ci ay car dem di ñëw ñu leen jox ay 2000 francs takk seen ay ndigg liggéey bu góor jëndee gaz ñu jënd diwlin bu góor jëndee ceeb ñu jënd suukar foofu la réew mi toll takk leen sër yi ngeen liggéey takk leen sër yi ngeen liggéey caaya ñaari loxo moo koy takk sër ñaari loxo moo koy takk les femmes braves sont là les braves dames sont là femmes battantes yaa ngi ñu ànd ak seen président Ndeye Khady Sène lii laa indi woon tey fii AFDL di leen nuyu di leen ñaan yal na yàlla teg loxo seen liggéey yàlla barkeel seen liggéey alhamdulilah ala kulli haal alhamdulilah xattata Ndeye Khady jërëjëf Babacar Sadikh un clin d'œil yàlla nga nekk président ndax da nga yaru